Ceerno nee na ginnaaw sant yàlla subhanahu wa taala l'honorable cheikh dit après avoir loué Allah le Tout-Puissant ak julli ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam et prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ak taataanal xadara cheikhana Ahmad Tijani radiallahu taala anhu ngërëmal yàlla et demander et chercher auprès du Seigneur pour la hadra de cheikhana Ahmad Tijani l'agrément de Dieu. Après tout cela Ceerno nee na bu loolu weesoo nañu xam ne tey dañoo yeewu tey ci suba soo xam ne suba bu tedd la ci yàlla subhanahu wa taala bu tedd la itamit ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu tedd la itamit ci mbooleem jaamu yàlla yu baax yi yépp. L'honorable chef dit qu'aujourd'hui nous sommes réveillés en ce matin qui est un matin très honorable et très honorable chez Allah subhanahu wa ta'ala, un matin très honorable auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, très honorable auprès des fidèles, des bons fidèles d'Allah subhanahu wa ta'ala. wonde jooɗiɗen koye less misabu rahmati misabu rahmati rabbaniyati koye less muɗum ina joora e dow meɗen ko allah mo tiɗɗin ɗum ɗo lewru e sirruji e barkeji e dalde e teddude e yafuyaji Ceerno nee na benn sikki sax amul ne am na ci biir ñoo xam ne tey xam nañ ne ñun tey dañoo dajaloo tey ñëpp ñi nga xam ne dañoo toog fii tey ci jotaay suba gii toog ci suufu gouttière bi nga xam ne mooy gouttière yërmande yàlla subhanahu wa taala ñu nekk ci suufu gouttière boobu di sotti suñu kaw ay mbóot yi nga xam ne bàyyi ko ci yàlla subhanahu wa taala ay xéewal ay yiw li nga xam ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi ko denc ci biir weer wi. Et l'honorable chef dit qu'aujourd'hui, là où nous sommes assis, il y a certainement parmi nous des gens qui savent qu'aujourd'hui nous sommes assis, là où nous sommes assis sous la gouttière de la miséricorde d'Allah le Tout-Puissant. Et que cette gouttière verse sur nous l'agrément, verse sur nous les secrets et les lumières et les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardé, et les miséricordes qu'Allah le Tout-Puissant a gardé dans ce saint mois. dendugol kippitol ngol ni so tawi darde nan nde gudditima no dendugol kippitol ngol ni so allah haaji derdade e keewat annawraji barkeji kaalaɗi ɗi e birogeru kaalamu ngu e moƴƴere allah haalande nde nde o mokki e nduɗɗo lewru e onɗo subaka ceerno neena yi tamit su fekkente ne fi ñu toog nii kenn ku nekk dafa ubbi ndab li mu yore su fekkente ne ubbi na ko tamit xam na ni amul benn sikki sàkk ne boobu ndab de dina fees dell ne ndab loolu nag mooy xol su fekkente ne boroomam ubbi na ndab loolu mooy maanaam ubbi na xolam nee na mu benn sikki sàkk ne xol boobu dina fees ak mbóot yi nga xam ne wax nañu ko fii ak leer yi nga xam ne wax nañu ko fii ak barke bi nga xam ne wax nañu ko ak yërmande bi nga xam ne wax nañu ko ni yàlla subhanahu wa taala mu ngi ko denc ci weer nee na suñu xol yëpp dina fees dell ci loolu.
waaw jaar ci gouttière bi nga xam ne moom la wax. Et l'honorable chef dit qu'il n'y a aucun doute que nous qui sommes assis ici, si nous ouvrons nos récipients, et nos récipients ce sont nos cœurs, si nous ouvrons nos cœurs, il n'y a aucun doute que nos cœurs se rempliront de ces secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ses dons, et de ses barakats, ainsi que ces miséricordes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardées dans ce mois-ci. Nos cœurs se rempliront dans tout cela en passant par cette gouttière de l'année. Siti ala ko ɗiwata toon e joorode meɗen ko siti ala nurul mahabbati ina heen anndora ɗiɗo Allah e nurul rida ina heen anndora ledi Allah نور أمر الله إلى هين النور يبلغ الله نور محبة القرآن إلى هين النور إلى القرآن نور محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هين النور إلى الله صلى الله عليه وسلم نور أسرار التي كنزها الله في صدور عباده وفي ظاهرهم وباطنهم إلى أجل ورجوع إلى وهن يجب أن إن شاء الله. سيرنا nañu xam ni tamit amul benn sikki sàkk ne mu ngi ci gouttière bi nga xam ne mooy sotti ci suñu kaw mooy gouttière bi nga xam ne mooy gouttière yërmande yàlla subhanahu wa taala buy sotteeku ci suñu kaw nee na amul benn sikki sàkk ne nekk na ci boobu ci loolu nga xam ne mu ngi sotteeku ci ñun cofeel yàlla subhanahu wa taala nee na amul itamit benn sikki sàkk ne nekk na ci loolu leeru yàlla subhanahu wa taala ak ngërëmal yàlla subhanahu wa taala ak ndigalu yàlla yi subhanahu wa taala ak sopp alqur'anil karim ak sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak leeru sopp alqur'anil karim ak leeru sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem leer yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi ko denc ci biir saalihiin yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu baax ñi moo xam ci seeni biir ak seeni biti yàlla subhanahu wa taala ak mbindeef yi yépp nee na gouttière bi nga xam ne moo tiim ci suñu kaw di sotti loolu amul benn sikki sàkk ne loolu lépp mu ngi dëxuñu ci biir lu muy sotti ci suñu kaw. Et l'honorable chef dit que ce gouttière qui se verse sur nous, qui est la gouttière de la miséricorde divine, il n'y a aucun doute qu'il y a parmi ceux que cette gouttière verse sur nous l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la lumière de l'agrément d'Allah, ainsi que la lumière des ordres d'Allah, ainsi que la lumière de l'amour du Coran, ainsi que la lumière de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'ensemble des lumières que recèlent les essences des hommes de Dieu, que ce soit ce que recèlent leurs essences à l'intérieur d'eux comme à l'extérieur d'eux, et l'ensemble des créatures d'Allah, tout ce que la recèle, tout ce que la comporte comme lumière. Il n'y a aucun doute que ce que verse cette gouttière sur nous comporte tout cela. وأول هذه الأنواع نور التوحيد، وآخر هذه الأنواع نور الهدى. نور التوحيد جاء ليؤيد توحيدنا بالله سبحانه وتعالى، ولله سبحانه وتعالى يؤيد توحيدنا
توحيد العباد يستمد أو تستمد من نور التوحيد فتتقوى في قلوبهم وفي صدورهم وفي أذهانهم وفي ظاهرهم وفي باطنهم كلهم وجزء أجزائهم كلها ممتلئة بنور التوحيد فيوحدون الله كما ينبغي لهم لا كما ينبغي لله لأننا لا نقدر أن نقدر الله حق قدره. شيخ لي ولي هنا جاء النوراجي من الله كان يقول النوراجي كابونيجي وني نور النور غوتو وني نور التوحيد on ɗon woni annoma Allah subhanahu wa ta'ala mo ngannduɗaa kañum woni ko ngannduɗaa kañum sembinta makkiɗo o sembina terɗe makko jillondira e makko rokka mo kamɗone kadi waawde wottidinde Allah subhanahu wa ta'ala rokka mo tawhid on ɗon mo ngannduɗaa noon ko fodde makko kono haa fodde Allah subhanahu wa ta'ala haa o waawa kanko wottidinde Allah subhanahu wa ta'ala e cimbingol annoora wottidingol Allah subhanahu wa ta'ala o so sembini o kam tan o waawa wottidinde Allah subhanahu wa ta'ala taw noon ko fodde makko ɗo makko ɗo taw wonaa noon tawhid wottidinde Allah subhanahu wa ta'ala ɗo Allah ɗo fodde Allah ceerno neena wa ma qadarullaha haqqa qadrihi ceerno neena ci biir leer yi nga xam ne wax na ko leer bu njëkk mi nga xam ne moo ci nekk mooy leeru tawhid leer wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala ceerno neena boobu leer nag mooy leer bi nga xam ne mooy dimbale jaam bi mooy jaxasoo ak moom jaxasoo ay cëram dimbale ay cëram kattanal ko moom jaam bi ba moom wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala waaye nag nee na wéetal boobu nag ci wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala ci dayoom moom jaam bi waaye nag du ci dayoom yàlla subhanahu wa ta'ala ci kattanal tawxiid bi nga xam ne moo bàjjee ko ci yàlla subhanahu wa ta'ala muy nuru tawxiid boobu moo koy jox kattan moo koy jox doole bi nga xam ne ci lay mënee
karande o hucciti faade Allah subhanahu wa taala e denndaangal dille makko fof e denndaangal golle makko fof ɗe ngannduɗaa ko golle dewal Allah kala nde o gollata ɗum o tina e ɓernde makko softeede e mbelbetto o tina dahamme o tina kadi mbelamma e nder ɓernde makko e gollude ƴeeŋgore Allah subhanahu wa taala e gollata ɗum ɗum fof koye on annoo o heɓata ɗum ceerno neena ñaareelu leer bi mooy nuurul huda neena leer bu mujj ci leer yëpp mooy nuurul huda mooy leer bi nga xam ne leeru gindeeku boobu nag nee na ci xadra yàlla subhanahu wa taala lay bàyyeekoo dem ci biir aljanna su duggee ci biir aljanna fàggu nag ci mboolem bànneex ak mboolem caf ko yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala def na ko ci biir aljanna muy mbir yu neex li fa nekk yi dalee ko nag ci xuur yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala def na ko fa fàggu mboolem neexit yu nekk ci biir aljanna dale yu bàyyikoo ci biir aljanna yu bàyyikoo ci meññeent yi nga xam ne ñoo nekk ci biir aljanna yi neex yi ak yi tamit xur yu fa nekk yi mooy xur boo xam ne meew bu neex la ak xur boo xam ne tamit sàngara boo xam ne sàngara bu neex ak xur boo xam ne tamit ndox la boo xam ne ndox mu neex mu set wécci ak xur boo xam ne tamit xur lem la ak i tamit xur yi nga xam ne ñoo nekk ci biir am loolu nag nee na bii mooy neexit mi waaye nag nee na li nga xam ne moom la ñu tuddee bànneex bi loolu mu ngi koy fàggoo ci xur ni mooy jigéen yu rafet yi nga xam ne yàlla moo leen bind sàkk leen def leen ci biir aljanna nee na foofu nag lay fàggandikoo bànneex bi ak tamit ci taax yi fa nekk yi taax yi kawe yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala def na leen ci biir aljanna nee na am leer boobu su fàggoo foofu neexit boobu ak i tamit bànneex boobu dafay jël loolu lépp nag wàccee ko tàbbil ko ci xolu jaam bi saa yu jaam bi jógee jublu ci yàlla subhanahu wa taala di jaamu yàlla mboolem yëngutoom lépp loo xam ne mu koy def te mu koy jaamu yàlla subhanahu wa taala foofu lay jëlee boobu bànneex ak boobu neexit nekk bi nga xam ne moom la ko leer bi nga xam ne mooy nuru huda moom la ko jëlee ci aljanna tàbbil ko ci biir xolam ba tax na lépp loo xam ne mu ngi koy def jëmale ko ci yàlla subhanahu wa taala di ko jaamuwee yàlla muy yëg boobu neexit ak boobu bànneex ci biir xolam. Et l'honorable chef dit que la dernière des lumières est la lumière de la droiture ou de la guidance. Et cette lumière est une lumière qui provient de la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala et va vers le paradis pour acquérir les plaisirs et les délices qui sont dans le paradis. Et cette lumière s'acquérit de ces plaisirs dans le paradis, des fruits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le paradis, ainsi que les sources qui sont dans le paradis, les sources de lait, des sources de miel, des sources d'eau pure, d'eau suave et des sources de vin très suave, ainsi que les délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le paradis. Et cette lumière aussi s'acquiert des plaisirs dans le paradis auprès des hur ayn, c'est-à-dire les houris qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés dans le paradis, ainsi que les châteaux qui sont dans le paradis. C'est de ces deux choses-là que cette lumière s'acquiert des plaisirs du paradis. Et après cela, cette lumière prend ses plaisirs et ses délices, verse cela dans le cœur du fidèle. Chaque fois que le fidèle se lève pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, dans n'importe quelle attitude, dans tous ses ajustements, tout ce qu'il fait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il ressent dans son cœur beaucoup de plaisir et aussi beaucoup de suaveté dans son cœur pour l'acte qu'il fait, et cela, il ne l'a obtenu que cette lumière qui est la lumière de la guidance.